mbokk yi amaat mbégte jàkkaarloo yéen si télévision Time for Africa bi yoon nag muy le grand journal de la semaine li ñu fi waxtaanee li fi jot a jaar si xibaar xam naa ne nag bari na daanaka wàllum élection locale xam ngeen nag ni ki suba mooy élection locale yi waaye nag li fi jot a jaar yëpp incha allah daañu ko waxtaanee si xibaar yi ma ànd ak sama naataango Nata Corona Fio. Mohamed Momat. Ano sa? No sa pakke. Léegi xaayo xa. Xajam xanaa di jaajëfal mbokku téléspectateur bu Time for Africa kontaan jàkkaarloowaat ak yéen fii ñu war a waxtaane lépp loo xamante ne xibaar la te mu jot a jaar fii ci semaine bi daanaka nag semaine bi yëpp liñ ci war a waxtaane sax lii di politique moo ci ëpp ak élection locale yi nga xamante ni ki suba dañ ko war a amal ci biir Sénégal fii nii donc ak yeneen xibaar yoo xamante ne soxal na Sénégal muy société ak lépp loo xamante ne rek def nañ ko ci semaine bi dinañu ko jukki ma bàyyi moomat mu daal di ñu soobu ci liggéey ñu soobu ci liggéey. fàtte nga sport bi de Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique bi duma ko fàtte ndax gis naa ne Sénégal nag donte nu ñu tàmbalee da xaw naa tey xelu askan wi waaye gis naa ne yaakaar dina am nañu góorgóorlu fexe dem final gagné coupe bi indi ko fii Sénégal. incha allah jërëjëf Ami Koor kon mbokk yi dañuy dem ñëwaat léegi dugg ci yaatal gi. voilà mbokk yi xibaar yi kon dañu koy doore ak wàllum campagne électorale xam ngeen ne nag bëri na ay jàppante ay xiiru ngaayoo ci Sénégal yëpp. fii ci Ndakaaru nag rawatina ci diwaanu Grand Dakar foofee nemmeekoon nañ fa juróom-ñaari nit yu fa am ay gaañu ay oto ñu yàqate leen waaye tamit kañ ci dut baaraam nag mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo farandoo coalition Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu nag Médina foofee itamit am na ay jàppante yu fa amoon ay gaz lacrymogène ñu cor ko ci kaw ay nit loolee nag bokk na ci violence yi nga xamante ni dañu ko nemmee ko fii ci Ndakaaru waaye tamit ginnaaw violence yi tamit am na ay kaddu yi nga xamante ñoom candidat yi yëkkati nañ ko dañuy dem seeti kaddu yi nga xamante kii di Pape Diop maire ba woon Dakar moom tamit sumb ci liggéey bi moom nag nee na li nga xamante ni moom la bëgg a def daal mooy jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy soxna yi Pape Diop la ñu déglu. man jigéen ñi dafa am lu ma jàng ci yéen xam nga natt yi ngeen di def par dimanche seen léget yi dama ci jaar ba théoriser ci benn concept muy l'économie solidaire sociale et solidaire parce que da ngeen ciy jaar dimbalante ci loolu nag ci biir léget yooyu ci laa bëgg a ñëw ak crédit municipal jàppale ñi yor léget yi ba ñu mën a am seen yëfi bopp. ginnaaw Pape Diop ñu topp kii di Abdoulaye Diouf Sarr moom mii di nag di daggan li nga xamante moom mooy mairie bu Ndakaaru mu nga woon sa Sandaga nag tase ak ñi nga xamante ñoom ñooy waa commerçant yi lim leen dig nag mooy defaraat bu baax a baax marché ba noppi nag delloo leen seen i place Abdoulaye Diouf Sarr ñu déglu ko. Nous avons présenté un Dakar bien aménagé en intégrant bien sûr le circuit de commerce. Nous avons présenté un Dakar qui n'est pas encombré, mais où l'ensemble des acteurs du commerce ont leur place, mais dans un aménagement urbain cohérent. Et ça, ils l'ont compris, nous l'avons compris. C'est pourquoi vous avez vu comment la fête est belle ici, parce que ces commerçants de Sandaga attendent avec impatience le Dakar Boubès. Dakar Boubès aussi, c'est la réalisation très rapide du marché Sandaga. Je leur ai dit en réalité que moi, ce qui me concerne, et je peux parler aussi au nom de mon ami et frère, le maire du plateau, le plateau en tant que commune et Dakar en tant que ville, nous sommes tous les deux des démembrements de l'État. Et nous allons ensemble faire en sorte que ce marché-là sorte de terre très rapidement au bénéfice de tous les commerçants de Sandaga. ci diwaanu Liberté 6 extension Zahra Iyane Thiam ma nga fa woon moom ilee ginnaaw bi mu tasee ak ñi nga xamante ñoom ñooy askan wa la ma leen dig nag bokk na ci formation toppatoo ñi nga xamante ñoom ñooy élèves ak étudiants yi ngir ñu mën a am xëy moom Zahra Iyane Thiam moom la ñuy déglu. ginnaaw bi ñu sante yàlla tey ñi ngi toll fii ci Liberté 6 extension bi ñu tàmbalee campagne bi ba léegi ñu ñëw nag Liberté 6 extension am fi mbégte lool ndax gis nañ fi ñaar ba ñetti mbir yu fi xew
mbir mi ci njëkk mooy waa Liberté 6 extension tàmmuñu leen woon di gis ci xumb-xumb yi ak ci yëngute yu mel ni waaye campagne bi liñ ci nemmeeku mooy ñoom ñëpp a génn taxaw kuréel desul daayira desul association desul ba ci étudiants yi fii ci état bu Liberté 6 extension lañ fi gis étudiants yi dajaloo ñëw wax mbégte bi ñu am ci li ñuy def mais surtout yaakaar ak ndimbal li nga xam ne ñi ngi koy sàkku ci ñun bés bu ñu yoree mairie bi xam nañ ne ñun ñëpp ne enseignement supérieur bokkul ci compétence transférées yi nga xam ne dañ koy joxe ci mairie waaye li am mooy mairie bi war na mën a créer ay conditions yoo xam ne comme ni mu ko defee pour tout tànk yi def ko pour ñi nekk ci formation professionnelle bi war nañu mën a créer ay anam yoo xam ne ay mbir yoo xam ne aussi lépp luy yombalal xëy yu ndaw yi dina fa mën a jaar moo tax ñi ngi rafetlu bu baax ñoom tamit seen engouement ak seen jàppale biñ ñu wan ñuy rafetlu aussi li nga xam ne dégg nañ ko ci kër yi te muy d'abord seeni soxla ndax fii cité bu rëy la bu mag la waaye soxla nañ fi pavage yitteewoo nañ ñu ko wax nañ ñu ko lu bari ci kër yi wax nañ ñu aussi yeneen yu ñu yittewoo yu jëm ci sécurité yu jëm ci éclairage ak yu jëm ci bërëbu diine yi ndax bi ñu ñëwee imam Habib Ly dalal nañu moom nga xam ne mooy président imam yi ak ulema yi nekk ci Sicap Liberté bi yëpp. Zahra Iyane Thiam moom itamit kon bokk na si ñi nga xamante ni ñoom ñooy daagaan maire bu Liberté 6 extension waaye nag ñi nga xamante ñoom ñooy Yewwi Askan Wi ñoom daal dañu leen attaqué foofee sa diwaanu Ngoy mu nekk loo xamante ni nag métti na ndaxte am na ay gaañu yu fa am koo xamante ni muy monsieur Khadim Faye moom mi la ñu gaañ sax ba rawale ko hôpital ñu koy ñaawlu bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi muy nag ki nga xamante ni mooy candidat Ibrahima Diouf féetee nag ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom nañ ne daal moom mu yónni ay nit ñu dem nag def jëye jooju ba tey si élection yi xam ngeen ne nag ni ki suba la ñu koy amal waaye tamit fële ca diwaanu Kaolack ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Ndiaye moom mi di coalition Benno Bokk Yaakaar nee na nag programme am bi riche na te programme boo xamante ni daal yaakaar na ni mooy mën a dimbale waa Kaolack kii di nag Mouhamed Ndiaye moom la ñuy déglu. yéen ak ñun dañoo ànd kon pour jéem a xool jafe-jafe yii ñu nekk nan lañ koy lijjantee bu leen jàpp ne benn Mouhamed Ndiaye la ñuy waxal ba déedéet jàpp leen ne kenn ci yéen dugg ci seen biir ñu war a ànd pour dox jëm ci kanam ñu war a ànd pour dox jéem a dimbalante. mboolem jàngoro yi nga xam ne nii lim nañ ko fi benn par benn maa ngi leen ci dalal seen xel yi ci di leen wax na leen ñun dee am nañ diggante ak daara wax naa commission bi keroog bi ñu dajee ma ne leen jàpp naa ne lu mu néew 260 jàmb 200 nangam ci daara ñu ngi doon jëflanteeg ñoom ci at yi passé yëpp am na ci ñoo xam ne xamante nañ waaye am na ci ñoo xam ne yàlla deful sax ñu xamante waaye li ma jàpp mooy suñu taxawaay ñun ak suñu cër mooy fexe jàppalante ak ñoom parce que ki jaar ci daara dund ci daara jàngale daara nekkoon ci daara ji dund guddee ak bëccëg yaakaar naa ko kenn du ko wax problème yi daara. ginnaaw Kaolack ñu dellu si fii si Ndakaaru Ousmane Sonko moom mi la tamit wax na ci violence yi. mu ngi nag ñaan ñu dem si élection yi si jàmm waaye tamit nguur gi na bàyyi xoxatal gi ndaxte nag ñoom li nga xamante moom mooy jàmm la ñuy wootee waaye ku leen oo tamit si ay dañ la ca fekki moom Ousmane Sonko mu jaara fii tamit wax ne daal li nga xamante moom mooy charte non violence bi du ko signé tey du ko signé suba Ousmane Sonko. dama leen ne kuy woote jàmm ñoo la ci jiitu. ndax àdduna du dox ba ngeen dégg ni Yewwi Askan Wi song na loolu du musa am àdduna du dox ba ngeen dégg ni ñun dem nañu song te pourtant ñun xam nañ ni ñii ñun ñoo leen mën fuuf parce que la jeunesse est avec nous duñu sax seen morom ñoom sooy def sa caravane nee naa waxuma fii de à travers tout le Sénégal foo romb gis seeni nit waaye booy romb ci caravane seeni nit ñooy fàq ñëw di la tàccu
parce que 2000 yi ñuy joxe moo tax nit ñi di dem foofu kon su dee jaay violence rek ñoom xam nañ ni mënuñ ñu waaye àdduna du dox ba ñu njëkk a songu li ma leen waxoon keroog nag ci meeting d'investiture Barthélémy Dias bi fële laay waxaat man duma wax kenn demal toog di xoole ñu lay duma ku leen dóor fayul leen parce que loolu moo koy régler gis nga charte de la non violence xam nga mooy lan mooy ñu dem ba ni ñu tuddee équilibre de la terreur liy régler problème bi mooy ñu dem ba Macky Sall xam ni su dóoree ñu fayu loolu rek moo koy régler. Ousmane Sonko ay kàddoom moom mile xam ngeen ne candidat la foofee si diwaanu Ziguinchor mairie bu Ziguinchor kon nag Aminata Kor dafa mel ni dañuy jógee Ndakaaru dem foofu sa Saint-Louis am na ay candidats yu fa am. waaw dañuy jógee Dakar dem Saint-Louis wax ci Mansour Faye nekk maire sortant bi jamono ji moom it dafa bëgg a nekkaat rek maire am na ay kàddu yu muy kati démb nag xamal ne waa Ndar ne dina toppaloo waat bu baax a baax cet baag sell ba waaye tamit dina leen tabaxal poste de santé boo xamante ne képp ku amoo jafe-jafe rek di nga fa mën a fajoo ñu déglu ko. programme assainissement yi daaw jéeg ñëwoon naa fii ci période hivernage ma gis mu taw bëri ndox mi dugg ci kër yu bëri. ma saisiroon Promoville ñu defoon di programme d'assainissement pour Cité Niakh lenn dong moo tax finalement defaguñ ko mooy c'est la Covid bi moo tax programme boobu commencé wul parce que les ressources de l'État dañ jël consacré ko contre la lutte contre la Covid loolu moo tax yenn programme État ci ay dans les opérations amul ci certains secteurs lu ma leen mën a wax. Moi, je sais que l'assainissement de Cité Niakh priorité là. Et on va se battre. On va même pas se battre. On va solliciter l'accompagnement des chefs de l'État. Si vous avez été première dame, ñëw Ndiolofène, ñëw ba Cité Niakh, c'est parce que devenu jàppale ci liggéey bi. Dinaa fexe ba l'assainissement de Cité Niakh soit une réalité. Affaire poste de santé bi su ma amee espace on va s'engager pour construire un poste de santé. ñu dellu si waat fii si Ndakaaru dem ca Grand Yoff ni ki démb ki nga xam ne rek mooy candidat Benno Bokk Yaakaar Cheikh Bakhoum daax na clôture démb meeting am ci kanamu militant am moom nag ma ngay firndewaat ne lépp loo xam ne digg na ko askan yooyee dina ko def waaye tamit dina gën a jàppale mag yi rawatina ndaw yi ngir rek ñu mun a am xëy ñu déglu ko. leen di gërëm ci seen taxawaay waaye ne leen wax ne sas ngeen ñu te incha allah lépp loo xamante ne wax ngeen ko ñun également engagement yi ñu jël lépp dinañu ko respecter te di ngeen fier ci équipe bi nga xamante ne di ngeen ko fal le 23 janvier 2022 suñu adversaires yi commencé nañu paniquer parce que bu ñu demee ba le maire Khalifa Sall suñu maam boobu ñëw fii ci Grand Yoff ne man dama wax ne damay raser quartier Arafat xam nga ne kooku amatul benn argument comme nag def na jamonoom na dem tàllal pliyaanam fële ca immeuble Kébé toog naan ataayam te bàyyi ñu defar Grand Yoff mais pour gérer commune wala gérer département da nga war a am ay compétences defar dëkk bi te loolu la ñu soxla donc nag waa Grand Yoff ñu ngi leen di woowaat Grand Yoff gëm nañu ne pare ngeen pour le changement est-ce que vous êtes prêts pour le changement. kon nag ginnaaw violence yi ak déclaration candidat yi mu mel ni am na leneen loo xamante ne war nañ ko mën a wax ci élection locale yi mu mat. waaw li ñu ci mën a wax rek mooy violence yi nga wax noonu moom la ñu nemmeeku ci diwaanu Sacré-Cœur si alxames ji ci guddi ñu jàpp ne nag am na ñoo xamante ni seen i kër dañ leen coor ay xeer yàq fa ay oto te ñu joxoñ ci baaraamu tuuma nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Barthélémy Dias moom Barthélémy Dias cortège am ak tamit ñoom Barthélémy Dias si boppam sax dañoo mujj lànk ne mbir yi tamit du noonu parce que ñoom dañu leen tooñ kon loolee pour ñu am ci leeral rek am na soxna soo xamante ni moom bokk na si ñu loru si mbir mi ñu déglu ko. bi muy wax il a parlé de son bilan il a dit que def na fi ay affaires ak yooyu xale yi dëkk si koñ bi
taxaw si biir kër gi ci kaw terrasse bi parce que fii la taxaw di wax sama petit frère taxaw si kaw terrasse bi ne ko vraiment Barthélémy ça suffit ça fait 12 ans que tu es là defoo fi dara c'est pas la peine ngay taxaw fii di wax parce que tu ne peux pas nous convaincre. Je suis allée vers lui pour lui dire donne-moi le micro ma calmer xale mu ne ma non c'est pas la peine ne gros bras yi mu àndaloon faites ce que vous avez à faire ñooñu retourné ci man la ñu njëkkee commencé di ma dóor sama chance li tax gaañuñu ma mooy si biir cortège am dafa amoon kenn ku ma ci xam moo ñëw tëdd sama kaw ne leen kii sama sœur la du ngeen ko laal am ñu dugg ci biir kër gi ne dañuy fekk sama frère ci biir kër gi pour rey ko plus d'une dizaine de personnes dugg nañ saccagé nañ kër gi yëpp sama benn frère bi gaañ nañ ko mi ngi dem hôpital saccagé dañ daal kër gi yëpp yàq nañ sama oto gis ngeen niñ ko def et pendant tout ce temps lui il a cautionné parce que moo taxaw naa leen di ngeen xam ne maa leen gën a bandiwu leen du ma wax ngeen di wax su ma ñëwee di wax da ngeen may déglu ma wax li may wax munoo leen ma tere wax li may wax di ngeen xam ne ay maa leen gën a bandi da ngeen di jaay bandi maa leen gën a bandi. est-ce que amoon na ay jaasi ak yooyu. ils étaient tous armés. amoon na ils étaient tous armés. man maa taxaw fii di leen téye man jigéen parce que sama frère yi ñoo nekk ci kaw di leen téye pour ñu bañ a dugg ci biir kër gi mais mënulu ma leen dara. il a dit mot pour mot ñii ay bandi lañ te seen yaay moo ko cautionné ça je ne le lui pardonnerai jamais. élection yooyu xam ngeen ne violence yi bëri na ci lool moo tax nag fële ci diwaanu Kër Massar ki nga xamante ni di Talla Sall moom ab xale la am ñetti at moom ak maamam yëpp dañu leen lakk yu métti ba tey fu ñu toll nii sax ñu ngay yeewoo ca hôpital ñu ngi siy joxe nag baaraamu tuuma parti bi nga xamante ni moom coalition bi sax di gëm sa bopp ne nañ daal bi 1h ci guddi jotee si lañ nag cor loo xamante ni mooy liquide inflammable xam ne suñu ko laalee rek suñu ko taalee mu tàkk loolu nag moo mujj am kon bu ñu sukkandikoo si journal bi Les Échos xam ngeen ne nag xiiroo nga yooyu daanaka ñi nga xamante ñoom ñooy candidats yi bu ñuy xoolee si seen i kàddu li ñu fay jukkee mooy nag ay saaga xaste ŋaañuwante suliwante mbóot loole nag nekk loo xamante ne normalement warul am ci réew moo xamante ne réewum démocratie la bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Mbow nekk journaliste moom daal nee na li nu mel mënoon na fay ñàkk ñu teewlu ko. campagne électorale moom bu daal di jotee Sénégal moo xam sax lu dul campagne électorale dañuy ko sekk moom vraiment wax yu ñuy waxante ay wax yu ñagas la wax yoo xam ne daal boo koy xool lu si bari li ñuy duppee violence verbale moo si ëpp ma jàpp ni nag ni li nga xam ni ñoo di leader politique responsable politique wala boog candidat yi nga xam ne dañuy bokk si ay jongante moo xam local la moo xam législative moo xam leneen lu mu munti doon la war nañoo mën a fexe ba nga xam ne daañu andi li nga xam ne moo di discours programmatique que le débat soit un débat programmatique vraiment lépp li nga xam ne rivalité la mu nekk rivalité programmatique lu ñu ne nag zéro violence mënul ñu ñàkk zéro violence moom mënul am ci campagne mënul am ci langue politique mënul am ci ay élection waaye nañu fexe ni ñu ko gën di mën di wàññee waaye loolu ci kaw ñi nga xam ne ñoo ko sekk ñoom ñu gëm ni politique itam bu ñu ne l'art de gérer de la cité du l'art de profiter de la cité ou l'art de vraiment profiter de la naïveté des habitants de la cité il faut quand même ñuy xoolante ci bët mën di wax di dëgg waaye ci kaw képp ki nga xam ne yaa ngi taataan baatu askan wi nga jiital programme nga wax programme ba nga xam ne programme boobu buñ la falee programme boobu woon tax ñu fal la ki nga xam ne dafay wut yore moyen moom dafay profité ci li nga xam moom di situation de précarité sociale population bi maanaam dafay profité ci ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe koom wala boog ci ñi nga xam ne vraiment ndóol dal na leen dëgg-dëgg defe naa ni ci la ñuy profité mobilité ñooñu parce que ñooñu itam dañuy jàpp ni période de rente lay doon diggante ñaari semaine la diggante ñetti semaine la diggante weer la diggante moo xam ñoom daañu ci mën a am dara loo xam ne moo di dépense loo xam moo di mbuub bu leen solal ak li nga xam ne moo di activité parce que itam budul loolu rek duñu am ay activités yoo xam ne dañuy yëngu. Abdoulaye Mbow ki nga xamante ni mooy suñu naataango Bassine Lo Niang moom moo jokkoon ak moom Aminata Koor mu mel ni kon élection yi la ñuy desandi ba léegi ak yenn ci ay maire sortant nee nañu ñoom jamono ji nga xamante ni daal faruñu ak nguur gi dañuy am jafe-jafe ngir nag réaliser seeni projet. effectivement maire yu bari yoo xamante ne dañoo nekk ci gox yi dañuy am ay jafe-jafe financement li tax loolu mooy ànduñ ak nguur gi li ni mel nag askanu Sénégal dañ ko ñaawlu bu baax a baax ndax loolee mun na fee bañ a ñàkk ku nekk maire rek war nañ ko jàppale. ñu déglu reportage bi ñu Ousmane ñaa defaral.
kujje day am ba ci langue politique gi ñu bari ci opposition bi dañoo bëgg nekk maire gannaaw bu ñu ko nekkee nag bëgg a jàkkaarloo ak nguur gi léeg-léeg sax dañuy dund ay jafe-jafe ci seen wàllum budget ndax loole war naa nekk. waaw loolu moom seet nañ ko bon man ci politique peut-être que sooyu ba ci carrément mais li may dégg ci information et comment ça fonctionne aussi c'est toujours le cas chaque fois nit ñi bon suñu fexee ba solliciter en tout cas la voix des populations ñu nekk ci parti contraire au pouvoir chaque fois dañuy am difficulté maintenant le cas de Khalifa Sall s'est manifesté ak waa Dakar ci bi muy installé en tout cas cadre de vie ak yeneen cas yoo xam ne on peut citer ça. pouvoir comme opposition ñoom ñëpp dañu war a liggéey en tout cas pour le bénéfice le mieux-être des populations. même bu ñu leen di buntu xotal ngir seen ay projet loolee warul tax ñu bàyyandiku. mais mën na am ay jafe-jafe tamit. waaw mën na am ay jafe-jafe aussi parce que dañuy doxale lay doon. kii ni bu dee réew mi moo leen ñor waruñoo xàmmee nguur ak opposition askan wi lañu war a jiital. état bi war na leen gunge dans le nord war na leen gunge bu ñu xool ak bu ñu xool ak politique bu ñu xool ak kii bokk na ci man wala bokk ci man téere dañu xool ngir askan bi rek di gunge leen ñu liggéey réew mais bu ñu xoolee seen kenn ku nekk intérêt bopp loolu avancé réew. li dul avancé réew kay mooy pouvoir di néewal doole opposition wala opposition di wut yàq pouvoir te ñoom ñaar ñépp ñu bokk réew mi ngir war koo doxal kon kenn ku ne na bay sa waar. ñu desandi ba tey ci élection locale yi ginnaaw candidat yi seen xasanteek waxante lu ñaaw yi nga xamante ne mu ngi am seeni diggante askan wi nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax ñu déglu reportage bi nga xam ne Barthélémy Koli defal nañu ko. élection maire yi ñuy jëm occasion la ci candidat yi di xasante seen biir li ñu mel nag askan wi rafetuñu ko ndaxte période bi xasante warul nekk waaye ni ñu war a def ngir askan yi woote leen. gis nañ discours yi nekk comme ni nga koy waxee mais je crois que aujourd'hui le discours responsable bu nit ñi bëgg ngeen population bëgg a dégg mooy que discours buy jëmale commune bi dara buy dem vers les populations te loolu moo leen soxal ci période bi c'est pas discours entre candidat wala yooyu amul benn njeexital vraiment ci population Sénégal candidat yi nag ñu ngi ku nekk en possible ak nooy duggee soo amulee programme forcément il faut nga wax ci nit donc soo amee programme di nga concentré ci sa programme wax ci sa programme parce que population mooy nekk sa kanam aujourd'hui lu ñu gis na mooy que candidat yu bëriwuñu sax en fait il faut le dire ñi nga xam ne am nañ programme ñi nga xam ne tal nañ réfléchir nañ bu baax seen programme di ko jéem a faram-fàcce ba telle sorte que population bi xam ban candidat lañ bëgg am lan lañ bëgg seen mairie ak demee ñu mën ko jox mën ko fal en possible au 23 janvier 2022. kii nag gis na ni xasante amul place am ci campagne bii la waaye la ñuy war a wax luy jëmale kanam gox bu ñu nekk. bon je pense que discours yi le problème qui se pose mooy que on a le même type de politique à part les jeunes gens la société civile bi nga xam ne ñoom ñooy wax li nga xam ne moo intéressé nit ñi tous les politiciens ils ont le même discours danaa leen defal lii sur des bases yoo xam ne ñoom seen bopp gëmuñu ko. J'habite la commune de Mermoz Sacré-Cœur terrain bii nga gis sa ginnaaw fii si vous pouvez prendre la vue terrain bii la Henri Camara doon entraîner les grands joueurs de l'équipe nationale fii lañ doon entraîner maire bi fi nekk ñun Barthélémy Diaz moo saisir conteneurs yi sur un citoyen sénégalais exposé ko ci terrain bi xale yi amatuñu fu ñu foowee amatuñu fu ñu footballé conteneurs yi c'est pas sécurisé man je veux même pas entendre un candidat à la mairie qui me parle de Macky Sall on parle pas de Macky Sall on parle des élections locales fii nga juddoo fii nga màggee génn nga dellu si nga mbaa fii nga toog gis nga li fi xew 50 ans ci ginnaaw dëkk nga sa gox tey am na fu ñu toll en matière numérique ak développement fii àdduna bi toll am nga beneen politique bu dul Macky Sall tu ne parles pas de Macky Sall tu as un budget tu le gères que tu sois 2 francs tu le gères. Sénégal réewu jàmm la na candidat yi wax discours yi tax askan yi woote leen. lu ñuy xoolaat aussi mooy que le discours est des fois violent. Et là, ça n'encourage pas, encouragez-vous vraiment la population pour nous voter pour cette personne-là. Nous sommes un pays, Sénégal, de coup jam là, jam rek lañ fi mëna xam. Donc en fin de compte, so indé benen discours budul jam en possible ñen tamit duñ la déglu. Mais nak rafetul que ñuy waxu jam yow ngay xëc côté fitna et c'est loolu moom vraiment kenn mënu ko d'accord. Ñu suñu candidat vraiment ku yaru la. Effectivement, ñëpp xam nañ que waxu jam rek lay wax. Te yagul aussi waxoon nañ fi benn charte bu gars yi génne woon pour non violence mais je vois que ñu ko soxal ñi signé nañ ko ñu ko soxalul nag bon
su boobaa nag demain l'histoire sera vraiment le témoin de beaucoup de choses. campagne électorale bi nekkul ngir wax lu la neex waaye dafa nekk lu li nga xam ne ku nekk ngir candidat bu nekk joxe programme am ndax ñi mun a wootee. ginnaaw nag candidat yi Sénégal yi ñu bëri nag nee nañ pare nañ ngir war a dem ca mbañ gàcce daal di fal ki nga xamante ne rek moom lañ tànn Ousmane Niang tas na ñenn si ñoom. incha allah pare nañ pour voter parce que vraiment on veut le changement parce que comme que affaire commune la te aussi ñun ñëpp dañ ci war a jàpp ñun jeunesse bi. parce que ñun ñooy avenir u ëllëg moo tax cette fois-ci boo gisee sax jeunesse su Sénégal yëpp dañu mobiliser ci local yi li nga xamante fee la boo xamante ni sax li ñu koy gis ci élection bariwul mais élection yi moom ñëpp ci taxaw parce que on veut vraiment le changement. da nga war a dem imposer wu jël seen carte dem voter comme ñëpp loolu c'est un droit ku nekk da nga nar a voter ji daal waaw. waaw je suis prêt pour élection yi pour voter ji incha allah nañ ci àgg ak jàmm comme campagne yi ni nga ko commencé nañ ko àgg ak jàmm. parce que li des bëreetul élection yi dimanche la li ma ñaan dimanche nañ ko voté ci jàmm kenn ku nekk nag nga gëm yàlla bu ñu gënee kenn nan dañoo sàcc fii nangam non nit day gëm yàlla booy bëree ñu daan la gëm yàlla nga am kenn bu ñëwaat loolu laa gis. c'est normal en fait élection lu war la ci réew n'est-ce pas day apaiser réew ay jongante la n'est-ce pas ki ñu gën a wóolu ñu confier ko. incha am naa candidat ba pare di ko ñaanal victoire incha allah. dëkk bi doxul fekk xëy na boo déposé woon boobu sax mu doxoon waaw. non incha allah dimanche moom par exemple voté ji teel a voté ñëw ndekki dafa sama añ toog xaalis saa ci jàmm ku gañe nag ma ñaan la mu jigle ci jàmm. bien sûr loolu kay du jar sax wax loolu kay foog ñu voté incha allah bu fekkee ne parce que dañuy xool rek nag bu fekkee ne candidat yi kenn wóolu nga ci kenn alors nga voteel ko. voilà loolu aussi sax d'ailleurs ñu ngi wax askan bi pour ñu gën a bàyyi xel parce que en général élection locale c'est pas la grande affluence nit ñi duñ ko jox trop importance alors que vraiment moo ëpp solo parce que pouvoir bi nekk ci kaw moom la ñu wàccee ci suuf maanaam jox ko askan bi pour askan bi téyel ko seen bopp loolu aussi am na solo. ñu koy jaajëfal moom Ousmane Niang kan lañ war a tànn candidat bu am xaalis wala koo xamante ne programme am dafa riche askan yi nag tontu nañ ci fii ci reportage bi nga xamante ne Barthélémy Coly moo ko def. dimanche bu ñu jëm mooy wooteeb élection gox-goxaat yi ci la askan yi di tànn maire yi pour seen gox ak ban candidat la ñu war a tànn kii nag jàpp na ne dañoo war a tànn ku mun a dimbale askan yi. dañoo bëgg daal ku mun a yor réew mi dimbali askan bi loolu la gën a bëgg waaye suñu quartier bi noonu ñu bari maa ngi dégg ñu wax ay normal Barthélémy Dias la ñuy wooteel man ñoo xam naa ni nit ki nga xam ni daal. mun na yor réew mi ak jàmm asalaam indi jàmm asalaam dimbali baadoolo yi moom loolu la kooku laa gën a bëgg ñu wooteel loolu laa bëgg. li gën a wóor mooy tànn koo xamee dafa sincère te mën a diriger gox. dans un premier temps prendre une personne. ku ñuy choisir mu riche wala mu pauvre loolu amul importance na doon ku mën a diriger gox bi xam nga politique Sénégal arnaque kese la li ñu wax ak li ñu def dafa wute lool ci ñoom li ñu gis ak population ngir man dañoo war a woote ku sincère ki nga xamee ay projet yu bari koo xamee mu ngi fii pour développer commune bu mu nekk. kii nag jàpp na ne am xaalis taxul ñi woote ku ñu warul woote waaye woote ki dimbale askan yi mooy gën. waaw jamono ji ma bëggoon voté man damay voté koo xamante ni am naa yaakaar ne mën naa njëriñ askan wi parce que am xaalis ak yooyu yëpp amul sens li am sens mooy nga yërëm population bi dimbale néegu doole yi te ñu bàyyi ñu am xaalis di dimbalante seen biir ñam xaalis ñu dimbale seen biir loolu moo sonal askan wi dañ dimbale ñoo xamante ni amaguñ dara. da ngay gis jeune boo xamante ne dafa jàng ba toog mbaa mu jàng métier ba toog am léppam benn nit téye ko di ko exploiter ci côté bi man daal su ma demoon bay voté ma voté koo xamante ne am naa si moom yaakaar te dimbale dina dimbale dina ñu liggéey dimbale nit ñi daal mais pas affaire de xaalis yooyu noonu man yooyu sonalu moom moo tax boo xoolee man daal yooyu daal laa visé daal dimbale nit ñi daal laa visé man mais fi ma nekk nii sax man loolu rek man sama xalaat.
ku nekk mën na doon candidat waaye du ko am xaalis wala bokk ko amul la ñu war a woote li askan wi soxla mooy tànn candidat pour seen gox koo xamee mën na yor réew mi te tamit dina dimbale askan yi wala dina indi développement gox bu mu nekk. ginnaaw violence yi ñu jot a nemmeeku fii ci Sénégal ak kàddu yi nga xam ne moo duppee ci candidat yi kii di Antoine Félix Diome nekk ministre de l'intérieur yëkkati na ay kàddu Momar. waaw yëkkati na ay kàddu yi nag mu jëmale ko si jàmm nee nañ nag nañuy dem wote ji si jàmm ñibbi si jàmm ndaxte Sénégal réewum jàmm la donc moom mi le demoon na seeti nag si yenn ay bërëb yi ñuy woote xool ndax liggéey ba maanaam matériel ba lépp mat naam ndét ñu déglu kii di nag Antoine Félix Diome. li nga xamante ni moo doon sababu jóg bi tey mooy ñëw saytu si li ñu santoon autorité administrative yi nekk ci gox yooyu muy teel a jublu ci liggéey bi ba matériel électoral bi ñoom ak DGE parce que DGE moom moo koy organiser mais daf leen koy jox ñu conditionné ko war ko yóbbu ci fi nga xamante ni fa la ñuy voté ñëwoon tey kon pour xool ndax matériel bi lépp yegsi na matuwaay yi nga xamante ni moo ci war ngir bu dimanche jotee incha allah électeurs yi war a tànn ñi leen war a taxawal ci conseil départementaux yi ci communes yi ak ci villes yi mën ko def ni mu waree bi nga xamante ni ñi ngi jub élection yi dama jox ndigal gouverneur yi ni leen kenn ku ne ci ñoom na nga def réunion yi nga war a def yëpp xool li nga war a taxaw yëpp ngir sénégalais yi mën a génn voté ci jàmm dellu seen kër ci jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu continuer di dund ni ñu nekkee ay doomu ndey ak ay doomu baay niñ ko xamee ci suñu réew. jàmm joojee nag li koy waral Antoine mooy nag askan wi dem woote ji ci jàmm waaye tamit ñi nga xamante ñoom ñooy organisateurs yi élection yi ñu nekk nit ñu jub ñoo xamante ni daal lépp lu ñuy def nag mooy lu jaadu lu leer moo tax nag Sénat di kuréel gi nga xamante ni moom moo yore organisation bi recruter nag lu ëpp 20,000 doomu aadama ngir nag ñu mën a fexe ba élection yi jaar ci jàmm élection yi dimanche ji ni ki suba ñu déglu leeral yi ci élément bi. ngir nag am élection bu jaar yoon te du am benn njuuj njaaj kuréel gi ñu dénk ko muy Sénat ñoom nag dañu nag tànn doomu aadama yu bari lu toll ak 20,000 doomu aadama ngir nag élection yi mën a jaar yoon fii ci Ndakaaru nemmeeku nañ fii lu toll ak 1,000 yu toftal 200 doomu aadama yi nga xamante ni dañu leen recruter ngir nag ñu assurer kaaraange gi waaye tamit fexe ba élection yi jaar yoon fii ci Ndakaaru nag bureau yi bari nañ lool. ndaxte toll nañ ci 1,000 yu toftal 200 bureau bu ñu xoolee nag ci Sénégal wërngal këpp élection yi nga xamante ni dëgg nañ ko 20 fan ak ñett ci weerum janvier muy maanaam dimanche dañ ci nag seetlu ay coppiti ndaxte ci atum 2014 liste yi toll woon nañu ci 2,000 yu toftal 200 ak juróom-ñaari liste waaye nag bu ñu xoolee ren ji atum 2022 liste yi nag toll nañ ci 2,000 yu toftal 100 ak fukk ak ñaar ren ji nag élection yi toll nañ ci 1 million yu toftal 700,000 doomu aadama ci ñooñee nag ñi nga xamante ni mosuñuy woote toll nañ ci 200 ak juróom fukki junni bu ñu xaymaa nag bureau yi nga xamante ni am na ci Sénégal yépp toll nañ ci fukk ak juróomi junni yu toftal juróom-benn fukk ak juróom-benn bureau ci Sénégal yépp kon nag élection yi ñu ngi koy waajal niki nag dimanche ji mu nekk élection gox yeeg goxaani maire yi ak département yi. ni mu bëggee jàmm am ci wàllum élection yi CNRA moom ci boppam yi tamit bëgg na candidat bu nekk du mer moo tax nag mu jël article 8 bi gàll ko ci rajo bi nga xamante ni mooy Dande Mayo FM mi nga xamante nam doon jàllale activité politique yi dafa woroo ak li yoon santaane wàllum journalisme moom nag nee na daal na ñu journalistes yi def ndànk parce que parparloo bi daal bëgguñ ko ci élection yooyu yaakaar naa ne nag kon mu nekk information yoo xamante ni leer na su suñu mbokk journalistes yi am na ko dafa mel ni jeexal nañu wàllu campagne bi ak réaction yi nga xamante ni am nañ fi saagawante xasante bi waaye tamit dem ba ay lakk ay doomu aadama ngir élection kese am na tokkoor je pense que ni Sénégal réewum démocratie la waaye tamit nañu moytu yenn yi.
lu metti la loo xamante ne vraiment comme ni nga ko waxee war nañ ko bañ a def ndaxte candidat bu ne rek waroon na mu gën a mën a sensibiliser ay ñoñam waaye tamit conscientiser jeunes yi ñoo war a am xel xam ne élection yi day jàll waaye terewul ñun ñëpp ñoo bokkaat nekk benn donc violence yi am muy Pikine muy feneen ak feneen loolu waroon naa mën a ñàkk ndax kenn ku ne da ngay xëccoo gox te gox boobu ngay xëccoo ñaan nga def fa jàmm donc li ni mel nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax askan wi rafetlu wuñ ko moomat yaakaar naa ne ay homme politique yoo xamante nañ jàng nañ wax dëgg ay nit ñoo xamante ne dañ leen a respecté donc dañ war a joxe un bon exemple jeunes yi nga xamante ne ñoo topp seen gannaaw di daw kon bu ëllëgee ñoom bu ñu nekkee à leur place ñu bañ a def genre violence yi je pense que ne loolu laa ci amoon li may wax ñu voté si jàmm daal en tout cas. voté si jàmm Sénégal am jàmm fu ndam li dem rek baax na en tant que journaliste waaye tamit ñu bàyyi xel ne bu réew mu tàkkee ñëpp la tàkkal waaye tamit ñi nga xamante ne nii. ñoom ñooy candidats yi seeni promesse da ngeen ko war a respecter parce que nit wóolu la wooteel la nga falu fàtte ko yaakaar naa ne loolu tamit jar na xoolaat ñu bañ di dëggal kàddu yi ñuy leen di teg naan waxu politicien la kon mu ngi noonu Ami Cor kon dañuy dem def pause rek ñëw jublu ci beneen xibaar yeneen xibaar yoo xamante ni yaakaar naa ne mooy société voilà wàllum société la ñuy waxtaanee léegi laata société Ami Cor wàllum transport am na accident bu métti bu am démb diggante Linguère ak Matam kenn gaañu si nag waaye nag fukki doomu aadama ñoo si am ay gaañu wala kenn fàttuwut si fukki doomu aadama ñoo si am ay gaañu yi métti ñu rawale leen nag ci hôpital Magatte Lô bu Louga donc ñu leen di ñaanal ñu wér ak jàmm. ba tey kon si xibaar yi xanaa rek ñu addu jëmale ci wàllum li fi jotoon a xew muy wàllum nag. bateau boobu nga xamante ni jàppoon nañu ko te ñu jàppoon ci tamit ay ngànnaay yu bëree buñ ko xaymaa si xaalis sax toll na si 7 milliards ñu ne nag Ukraine la jógee woon sénégalais yi douane yi jàpp ko loo xamante ni daal kon dañ ci ànd ak Barthélemy ko mu indi ñu si ay leeral. douane sénégalais dañoo réussir benn opération ci début at bu bees bi ci guddi alxames jàpp aljuma bu ñu weesu ay douaniers yi ñu doon def patrouille ci géej bu mag gi jàpp nañu benn bateau guyanais yeboon ñetti conteneur nganaay ngir mën a def seen opération bu baax douaniers yi dañoo woo unité spécialisée armée gendarmerie ak sapeur pompier pour ñu jàppale leen nganaay yooyu toll nañu ci 7 milliards ci sunu xaalis ñeenti ukrainien ak membre équipage ñu ngi ci loxo gendarmerie di xaar enquête. Barthélemy jërëjëf dañuy nag ànd ak sunu beneen naataango Ousmane Niang moom nag defal ñu reportage bu am solo ci xale yu ndaw yi xale yoo xamante ni fukki at ak juróom-ñett lañu am di tux cigarette ban njeexantal lay am ci seen yaram waaye tamit lan la mën a indi ci wàllum délinquance ak yépp Ousmane Niang def na moo ñu defal reportage bi. tàmmu laago la moo tax booy tàmmal lu baax duudu amagul sax fukki at ak juróom-ñett da doon fowantoo tur ba fi mu ne mbir mi ëpp na ko doole. ñëpp chicha lañ commencé. chicha moo yàq ñëpp. chicha da ngay chicha quoi. waaw chicha laa tàmbalee dem ba genre restaurant yooyu noonu ñu reer ba pare tux chicha moo tax ma gën a dugg si tux sax. mu la nëbb de. ok waaw maintenant c'est devenu instant nekk loo xam ne pour nga bàyyi ko du yomb de. waaw mais tamit ca ngoon nag damay tax sama daal dem terrain yi bu yaakaar ne dañuy toog non. ok may naan meew di lekk di nelaw di récupérer di sangu ba set. naka lay def ba bàyyi ko foofee la laaj bi nekk mu jàpp ne lii destin am la. yow j'ai vu que tu as 17 ans mais tu filmes aussi. mais pourquoi je filme moom dëgg fa yàlla moom. je filme mais doon loo xamante ne moom laa bëggoon quoi nit dugaloo ma si tamit complexe dugaloo ma si. dëgg moo la ci dugal yow. ah yàlla xam quoi sama destin la bokk yàlla moo dogaloon naa si dugg mais naa si génnaat ak jàmm incha allah. Pape Ismaïla Gomis tam xaritam la moom it day tux mu mel ni àndandoo day wàlle ñoom ñaar nag ak cigarette donte ñi ngi koy def digaluñu benn gune muy tux ndax jàpp nañ ne baaxul. ñun xamuñu la moo ñu dugal si tux dañu ñëw rek laalu dugg nii si tux nii te bëgguñu instant nii xale yi jeunesse bi nii gis ko nii rek waa di si dugg nii waaw. mais yow gis nga ne tux baaxul ba pare yaa ngi koy def. waaw man tux bi nii. waaw man tux bi nii laa dama siy bàyyi incha allah nii rek. buñ si dugg su fekkee dugguñ si buñ si dugg su fekkee ñoo ngi si nañ si fexee génn ndax baaxul wax dëgg fa yàlla nag baaxul quoi. fii ci réew mi nag luñ daawul gis fi mu ne moo fi bëri bokk na ci gune yi nga xam ne tojuñu sax ci ab nen di tuux di naan loolee nag ku nekk war na cee jóg ndax gune mooy ëllëgu réew. Ousmane Niang ba tey ñuy wax ci société bi ak loo xamante ni ab seetlu la
muy nag mbootu nu ko olof di waxee naka la ñuy bootee jamono ji bootu kanam gi yaakaar naa ne mooy kanguru loolee nag ban jeexantal la am ci doom ji bu màggee waaye tamit est-ce que jotul tey ñu dem jëli li fi maam yi bàyyi woon maanaam bootee ca ginnaaw voilà donc loolu mooy reportage bi nga xamante ni Seynabou Dia ak kii di Cheikh Gueye ñoo ñu ko defal. jamono ji ñuy nemmeeku ñu bari ci ndaw yi nag booteetuñu seen ginnaaw loolu nag nekk lu askan wi di ñaawlu lool ñenn ñi jàpp ne dañuy roy nasaraan yi. non man sama doom moom duma ko bootee ci kanam moom parce que xale yi ñu bari moom viiwu tubaab bi rek la ñu topp te ñun du ñuy tubaab sénégalais lañu ñun bi ñu juddoo suñu maam yi dañ leen a fekk ñuy boot ak mboot doom daal li koy sàmm mooy sa ginnaaw booy nampal sa ween loolu mooy daal xale bi gën a am xel daal. doom daal ci ginnaaw ndeyam lay sàmmoo li ma ci mën a wax moom. merci bariwuma lu may wax ci télé mais moom xale daal ci ginnaaw ndeyam lay sàmmoo. bu ñu sukkandikoo ci kilifa bi nee na dañu war a dellu ci mbootum ginnaaw ni ko suñu maam yi daan defee ndaxte loolu mooy suñu aada. lépp lu ñu fekkee suñu maam yi ak suñu baay yi di def boo yeboo ñu topp loola bu ñu topp loola bu ñu toppee leneen lu dul lu ñu fekkee suñu maam yi ak suñu baay yi di def. booba du ñu mën a xam loo xam ne du ñu am mukk loo xam ne moo ëpp li ñu fekkee suñu maam yi di def loolu rek laa ci mën a xam lu kii nañ jéem a ñaan yàlla mu saxal ñu ci yoon bi nga xam ne moom la ñu fekkee suñu maam yi ak suñu baay yi ñun itam ñu nekk ci yoon boobu ba bés bu ñu dee. waajur bu jigéen bi moom jàpp ne boot ci ginnaaw day aar xale yi te day gën a yokk cofeel ci diggante yaay ak doom. boot yaay non seulement dafay dëgëral doom bi mais ginnaaw yaay dafay aar xale waaw mais xale yi léegi li ñu xewle ni kanguru la xaw ma loolu wax dëgg yàlla ñun xamuñu ko woon ñun suñu doom yi dañ leen boot suñu ginnaaw mais dafa am lu muy def boot sa doom si ginnaaw da ngay protéger sa doom kanta di ko boot si kanam moom bul xam daal moom moo tax gisoo léegi génération bi xale yi du ñu wér du ñu gaaw a dox affaire yooyu noonu du ñu am dëgër bi ñu waroon dëgër duñ ko dëgër daal gis nga loolu mooy différence boot ginnaaw bi ak boot kanam bi. fii ci Sénégal xale jigéen yi nangootuñu bootee ginnaaw te moonte de bootee sa doom ci ginnaaw daf koy sàmm aar ko ci bépp musiba te yi tamit xale yi day am yërmande ci yaayam. jërëjëf Seynabou Dia reportage bu am solo li fi maam yi bàyyi woon te ñu nar ko wàcc nag bëri na loolu waxuma la sax anam yi ñuy bootoo waaye tamit anam yi nga xam ne moom la ñuy dëkkee sax kàddu yi wax ji colin gi donte évolution société la ñuy wax waaye lu bëri mu ngi fi nar a jógee. loo xamante ni wàllum mariage am na tokkoor mu mel ni ci wàllum mariage la ñuy waxtaanee ndax jamono ji gis nañ fii ci Sénégal ñu bëri ci célébrité yi maanaam ñi nga xam ne dañoo siiw nekk jigéen duñu yàgg ci seeni sëy li ni mel nag jaaxal ñu askan ñu bëri ba ñu jàpp ne xëy na mbiru xaalis la wala nag tur bu mag bi nga xamante ne moom la ñu am loolee tax nangootuñ toog ci sëy yi ñu déglu reportage bi. laaj bi nekk benn mu nekk mbir mu jaaxal sénégalais yi ginnaaw bi nga xamante ni ñu bëri ci artistes yi nag seeni mariage du yàgg ñenn ci askan yi jàpp ne nag xaalis bu bëri bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci sëy yi loolee duñ ko fa fekk waaye tamit siiw bi nga xam ne siiw nañ tax na jigéen ñu bëri jàpp ne loolee mun na leen tere ñu toog ci néegu sëy bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Babacar Fall moom ma ngay xam ne rek ne jigéen ñi léegi seetul ngir yàlla mais xaalis moo leen di dugal ci sëy bi te buñ ci duggee buñ gisul lu ñu fa bëggoon rek dañu daal di divorcer. donc am na ci ñoo xam ne nii peut-être dañoo dugg ci sëy boo xam ne nii liñ ci yaakaaroon amu ci am na ci ñoo xam ne nii soit seen célébrité wala seen popularité moo leen monté à la tête ñu xam ne ñu yaakaar ne instant bi waratuñoo toog ci sëy bon am na ci ñoo xam ne tamit bon comme li ma lay wax la rek jigéen moom am na foo xam ne bu fa tolloo sëy moo koy mottali mais boo demee ba àdduna ubbil ay buntam nga commencé am carrière nit ñi commencé daw ut si la wala affaire yu demee noonu di nga dem ba benn instant boo xam ne da ngay jàpp ne yow voilà t'as plus besoin d'un homme pour sëy daal léegi nag yu bëri yu mel noonu moo am ci dëkk bi instant bi nii parce que da ngay gis koo xam ne nii avant muy sëy wala ba kenn xamul da doon way jëkkër ji di ko tagg fu ñu dem di ànd affaire demee noonu mu def benn album wala benn kii siiw xam nga ñu ne ana jëkkër ji ñu ne la tas na parce que doo comprendre. kii di Ababacar Dabo moom tamit récemment rek la daal di divorcé moom ak soxnaam mi ngi ñaawlu bu baax a baax jigéenu Sénégal jamono ji ak nu ñuy sëy ba tax nag mu leen di renvoyé waat ñu góorgóorlu topp yoon yi nga xamante ne moomee la suñu maam yi nekkee woon. tout le temps Sénégal
li ko yàq lenn la mooy les filles là dañu matérialiste te sunu maam yi ni ñu doon séyee démb ak léegi bokkul ni ñu doon séyee léegi jamono ji léegi boo amul xaalis dugaloo leen ci appartement bu bien sëy bi du yàgg man mi jaar naa ci marié divorcé la tey xañ nañ ma sama doom pour ma gis ko sax c'est tout un problème mais doomu ñëpp la doom ab as gor du xëccoo doom jigéen boo gis mariage yi ngay dégg ñuy célébrer ci net yeeg yooyu que Dieu me pardonne mais du yàgg. mu nekk mbir bu jaaxal Sénégal rawatina ñi nga xam ne rek ñooy artistes yi ba tax na sax ñuy samp laaj bi ndax li olof Njaay wax ne na siiw du jaamu borom si boobee moo topp jigéen ñu bëri jamono fii ci Sénégal ba tax na seeni sëy buñ ci toogee at sax bari na li ni mel nag tax na ñu ñaaxaat jigéen rek ñu daal di xam ne jigéen ak lépp lu mu mun a am rek taaram ak léppam sëy mooy li nga xam ne mooy taawu jigéen. bu ñu jógee ci wàllum ñàkk sëy bu ñu nemmeeku ci ñu bari ci artistes yi beneen xibaar boo xamante ne tamit lëmbee na Sénégal mu nekk loo xamante ne mooy takku suuf ñu bëri di ko dégg te xamuñ lan la firnde ba tax nag suñu benn ndaw wàccoon na ci terrain bi ngir laaj askan wi ana nu ñu gisee boobee takk suuf. lu ne fàng kenn du ko jeex mu wuteek loon sëy yi nga xam ne dañu koy takk ci suuf loole ndax dagan na. takk ci suuf dafa xaram baaxul fet li ngay nëbbatu kuy nëbbatu kuy sàcc di nëbbatu leneen kuy sàcc da ngay sàcc déet ko du jàppale lislaam ko di ñaati lislaam la fan ci fan gisuma ko fet bu jigéen bi takk suuf dagan suuf mooy la suuf ci suuf du ko takk kaw. en tout cas ci kaw wala ci suuf sëy du ay caaxaan femme bi gis ne lu sacré la lépp luñ ciy def rek daa war a leer. mariage dafa nekk loo xam lu sacré la te union la boo xam ne da ngay ñaan yàlla mu durer toute la vie parce que kenn waru ko def ci nëbboo lépp dañ ko war a teg ci dëgg quelle que soit situation contrainte ku jigéen ki ak ku góor ki pour man war nañ ko fi soldat non baaxul moom parce que lu ñuy def di ko nëbb baaxul. sëy nag boo koy takk daa am yoon am loo xam ne mooy tax mu dagan kii noonu la gisee. takk suuf mooy lan sax maanaam valable na wala takku lan la maanaam biñ ci xam mooy valable day ami seede amul can bu loolu amee rek valable islam moom loolu noonu day am can ami seede mais bu amut can wala amut seede valable. mbir mi nag li koy waral ci ñu bari ñuy faral di takk suuf lii la. dans la majorité d'après ñun sondage yi ñu def ñu koy def lu ci ëpp si guddee ci góor ñi bon dañu signé régime monogamie kon amatuñ droit takk keneen ce fait que il faut ñu nëbbatu takk ko jigéen ñi aussi peut-être que ak ñenn ñi bon li ñu lay wax mooy bëgg nañu waa ji bëgg nañu sëy ak moom ñenn ñi aussi dañ naan la bon jot nañu am ak moom doom bon raison yooyu lañ lay jox daal moo tax ñuy nangu ñu takk leen ci suuf en attendant que ñuy jéem a régler problème bi nga xam ne moo indi loolu ñu doon ko. takk sëy ci suuf nag jamono yi daal la dëkk bi ba bu ñii di ko ñaawal ñeneen ñi di ko daganal en tout cas lu mën a xew mooy ñu bari rafetlu wuñ ko ndaxte lu baax moom bu dee dëgg la day siiw ñëpp daal di ko xam. ginnaaw bu ñu waxee société dañuy wutali éducation ndax xam ngeen ne atum 2022 bi njàng mi daf ci tàmbale ak sooxe CUSEMS ak SAEMS ba tey di revendiquer accords yi nga xamante ne état bu Sénégal nag signé woon na ak ñoom ca atum 2018 ba tey jii loolee tax ñoom ba tey dañuy banque seen loxo rek ba tax sax xamal nañ ne premier 15e mois bu février dina amalaat doxu nemmeeku fële ca Ziguinchor. dañu jóg tuuti Sénégal dem wutali Mali ginnaaw sanction yu métti yi nga xamante ne CEDEAO amal nañ ko ñu bëri nag ci ñi nga xam ne ay transitaires a nekk fii Sénégal jamono ji ci ay jafe-jafe lañ nekk bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Amadou Koné moom jokkoon na téléphone ak ki nga xam ne rek mooy Momad Seck. Nous, les transitaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout les transitaires qui travaillent uniquement sur les marchandises en transit, c'est-à-dire le Mali, et on peut dire que ceux-ci, peut-être qu'aujourd'hui, ils travaillent à 10-20%. Mais en dehors même de ces transitaires maliens, les transitaires sénégalais, c'est des manques à gagner énormes pour nous tous. Et tant que nous, on ne travaille pas, je vous dis, c'est le port aussi qui est immobilisé. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le transitaire, son rôle, c'est de faire sortir les marchandises. Des marchandises qui ne sortent pas du port. Et honnêtement, ça veut dire que même le port sera impacté. Et je vous dis très clairement que nous, les transitaires aujourd'hui, on est à bout, mais on va tenir. Parce que si c'est quand même, ça soit une goutte pour sauver l'Afrique, parce que moi, je vois la chose dans ce sens-là. Hein. Ces événements-là, très honnêtement, il faut se le dire, c'est lié à beaucoup d'autres paramètres. Mais si on doit faire ce sacrifice, on le fera. À part quelques produits,
la liste de quelques produits qu'ils ont tolérés. Et même ces produits, pour quand même que la douane accepte souvent, c'est des protocoles parce que à chaque étape, il faut expliquer à certains douaniers que voilà, ces produits ont été tolérés. Ces produits. Il y a des douaniers qui sont de très bonne foi, qui sont très ouverts à ce côté, mais d'autres ont des difficultés de comprendre quand même que la sanction ne concerne pas tous les produits. Ça aussi, aujourd'hui, c'est une paire de manches quand même qu'il faut chercher à gagner. Sinon, en dehors de ça, et très honnêtement, notre activité est presque paralysée. ginnaaw kàddu yi nag damay laaj Momadou loo ñu indi tey ci sport bi ak Coupe d'Afrique des Nations ak suñu gaynde yi. Coupe d'Afrique des Nations Aminata Koor ñaanal suñu gaynde yi ñu gagné 8e de finale yi. Cap Vert la ñu am. Cap Vert moom du gan si ñun. yàgg nañ jaar ci kawam. yaakaar naa ne gaynde yi mer nañu. voilà léegi nag leen lañu def rek dem xool affiche yu 8e de finale yi naka la demee loolu daanaka daal mooy xibaar yi tey. xabaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak équipe nationale bu Sénégal xam ngeen ne nag fu ñu toll nii ñu ngi ci 8e de finale yi Sénégal nag war a tase ak Cap Vert talaata gu ñu dëgmal bu ñeenti waxtu jotee Sénégal googee nag xam ngeen ne Cheikhou Kouyaté du bokk ci match bi waaye tamit ki nga xamante ni moom moo di Ismaïla Sarr moom it du bokk ci match bi moom Ismaïla Sarr moomee nee nañ nag jamono ji ñu ngi koy xaarandi ci équipe nationale bu Sénégal ginnaaw bi mu defee réattélisation foofee ca diwaanu Barcelone fu ñu toll nag ñu ngi koy xaarandi ay bés gu ñu dëgmal su yàlla defee Sénégal nag gagné ci 8e de finale yi dafay kon fekkee match quart de finale yi Pape Matar Sarr amoon nañ tiit ci moom waaye nag nee nañu fi ñu toll nii war na mën a jouer diggante Sénégal ak Cap Vert kon nag mi ngi noonu Sénégal du moom dong moom moo qualifié ci li nga xamante ni moom moo di 8e de finale yi waaye tamit gis nañ affiche diggante Gabon ak Burkina Faso gis nañ itamit Nigéria ak Tunisie Gambie war a tase ak Guinée mu nekk match boo xamante ni 100% Afrique sowu jant lay doon Cameroun di tase ak Comore ak Gambie nag ñoom ñoo nekk ñaari équipe yi nga xamante ni mosuñu yegsi fu ñu yegsi si Coupe d'Afrique te itamit ren ji la ñu ñëw ci maanaam Coupe d'Afrique des Nations Sénégal Cap Vert xam nañu ko Maroc di tase ak Malawi Côte d'Ivoire mi nga xamante ni moom moo génne Algérie 2-1 moom mooy tase ak Égypte Malawi wala sax Mali di tase ak équipe bi nga xamante ni moom moo di Guinée équatoriale waaye nag beneen déception bu rëy mooy diggante Côte d'Ivoire ak équipe bi nga xamante mooy Algérie mu nekkoon match bu métti donte sax Algérie bu gagné woon day am jafe-jafe ngir qualifié ci 8e de finale kon Côte d'Ivoire moo ko mujj dóor 2-1 Mali moom gis ngeen ko kon moom yegg na ñi nga xamante ñoom ne waa Mahrez ñoom ñëpp daal kon dellu nañu ci seeni club mbokk yi loolu la fi woon ci xibaaru tàggat yaram. voilà encore comme ni ñu ko gisee kon 8e de finale yaa ngi noonu siit nag gis ngeen ko tey jii lay commencé mu nekk beneen étape bu métti Sénégal nag ñu ko si ñaanal le 25 muy mardi. si la nag laale ak Cap Vert bu 16h jotee ñaanal gaynde yi ñu gagné dem si quart de finale yi dem demi finale dem finale jël coupe bi ñëw. yàlla na ko yàlla def. ñu gagné vraiment ren coupe bi ñëw fii Sénégal donc allez les Lions je vous souhaite bonne chance. merci Aminata Koor donc di jaajëfal yéen tamit téléspectateurs yi àndoon ak ñun bi ñuy dooree ba léegi muy nag le grand JT xanaa rek amaat mbégte di leen jox dig daje ba beneen samedi jërë ngeen jëf.